ginnaaw bi ma leen nuyu sama naataango bi nga xamante ni moom laa toogal muy le ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam di nuyu ñi nga xamante ni ñoo tey ci jataay bi jiital ci secrétaire généraux wu ministère bi teg ci gouverneur u Dakar général u sapeur pompier waa l'armée bi waa police ak waa gendarmerie yi teew waaye di nuyu mbooleem ñi nga xamante ni ñi ngi jiite ay banqaas yi bokk ci bépp ministère boo xamante ni yaa ngi tàbbal sa loxo ci liggéey bi nga xamante ni plan Orsec moo ko tax a jóg. plan Orsec nag buñ koy tekki dañuy wax ni mooy plan national d'organisation des secours muy wundu ni am na loo xamante ni su xewee ci réew lu mel ni taw bu jéggi dayoo wala lu mel ni jéeya ju mu mënti doon président de la république mën na joxe ndigal ministre de l'intérieur ni nañ ko dal di déclencher maanaam dal di koy taxawal ngir mën a taxawu jàppale ak gunge ñi nga xamante ni ñooy askan wi ci jafe-jafe yi nga xamante ni loolu indi na ko moo xam taw la bu metti moo xam beneen jéye la ak jéye bi nu mu mën a taxawee looloo waral taw yi nga xamante ni ñëwoon na fi ak fan yi weesu ci ginnaaw président de la république joxe woon digal 5 août bii passé weer wi ñu nekk kon bi ñu génn nii muy août bi ci juróomi fan président de la république waxoon ni nañ ko dal di taxawal buñ ko taxawalee nag li muy tekki mooy bépp banqaas bu bokk ci service su état bi daan liggéey ci li nga xamante ni mooy taxawu doomu aadama yi wala jàppale leen ci li nga xamante ni mooy seen yitte dañ koy dal di boole lépp nekk ci li ñuy wax état-major de commandement muy kuréel boo xamante ni sapeur pompier da ciy nekk waa santé nekk ci police nekk ci gendarmerie nekk ci fonds de solidarité nationale nekk ci service su ministère de l'eau et de l'assainissement yu mel ni ONAS wala DPG yi nekk ci loolu yëpp ñu boole seen doole ngir mën a gën a gaawal taxawu bi nga xamante ni askan wi soxla na ko waaye mën leen indil saafara bi nga xamante ni jéye ak jéye ju mu mënti doon waral na ko loolu moo tax boobaak léegi saa su nekk ñu ngi ciy def ay daje waaye tamit di wàcc ci terrain bi di xool li nga xamante ni moom la askan bi yittewoo ci taxawu ñu nekk ci loolu moo waral soo ñu seetloo ci ay gox yu bari amoon na ndox moo xamante ni jaaxaloon na ña ko dëkkee ba ci liggéey ak jàppandalu sapeur pompier yi ak ONAS ndox ma dem na ci yenn gox waaye du ci gox yépp la ndox yi dem am na gox yoo xam ni ndox yi demaguñ fa wala bu ñu demoon it dañuy dellusiwaat ndax ñaari mbir moo ko waral di ci jiitu mooy ndox mi mën naa dem mu tawat ndox mi ñëw ñaareel bi mooy am na gox yoo xam ni dañoo dëkkee ci ay suuf yuy ball ndax dafa nekkoon yoonu ndox wala dafa nekkoon ci jamono foo xamante ni déeg la woon ba tax na su tawee ndox mi day gaaw di ball di yéeg jëm ci kaw looloo waral du ñu tàyyi mukk même bu fekkente ni am na ay jafe-jafe yoo xamante ni ña fa dëkkee jànkoonte nañ ko ba ñu dindi ndox mi dañuy ñëwaat taxawuwaat leen dindiwaat ndox mi ba nga xamante ni seen dund dina gën a mën a yéwén loolu mooy kon li nga xamante ni mooy yitte plan Orsec loolu nag làqul wala teewul ñuy fàttali xam naa sama naataango du ministre de l'eau et de l'assainissement dina ci ñëwaat léegi liggéey bu rëy bi nga xamante ni état bi def na ko ci at yi ñu génn ba tax na am na gox yoo xamante ni saa yu mësaan taw day taa waaye ci jamono ji buñ fa demee duñ fa gisati taataa te loolu yaatu na ci biir réew mi muy ndakaaru ak feneen ci ndakaaru bu ñu seetee at yi weesu bu mësaan a taw dañuy toog lu yàgg ndox mi du dem wala dañuy toog lu yàgg même bu fekkente ni déclenché nañ plan bi dina am ay jafe-jafe yu bari yoo xamante ni population yi dañ ko jàkkoonteel waaye ren li ñu gis ci gox yu bari mooy ndox mi taawu fa ndax liggéey bu rëy bi fa état bi def mais ci beneen fànn am na foo xamante ni tamit bu fa ndox mi taayee du fa yàgg ndax ci lu gaaw dinañ fexe ba mu dem ba population yi ñi nga xamante ni ñoo fa dëkkee di askan wi mën a dund nañu bëgg nañu yaakaaree ak bëgg koo dundee
loolu moo doon li nga xamante ni bëggoon nañ koo leeral jëmale ci wàllu liggéey bi nga xamante ni état bi mi ngi koy def. du tee nag dañuy wëyal saa yoo xamante ni mbir am na muy taw bu bëri bu jéggi dayoo fii ak li des ci nawet bi ndax information yi dañ koy jot su ko defee ñu séddoo ko wesaare ko ci population bi xamal leen ni li ñuy séntu ci taw tey wala li ñuy séntu ci taw ëllëg toll na ci dayoo boo xamante ni mën na indi gàllankoor ci dem beeg dikk bi looloo waral boo leen seetloo sax am na ay xeetu message yu ñuy jox ci réseaux sociaux yi moo xam ci site internet yi wala ñu koy partager ci groupe WhatsApp yi dañ koy wesaare pour wax ni dee leen moytu jaar béréb sangam wala dee leen moytu jaar ci yoon wi ndax taw mi nga xamante ni ñi ngi koy xaar bu ñëwee mën naa indi gàllankoor ci dem beeg dikk bi. ba loolu tax na gis nañ ci ay retour yu bëri gis nañ ni population yu bëri ñi ngi rafetlu innovation yooyu maanaam yu yees yooyu nga xamante ni dugal nañ ko ci doxalin bi ngir gën leen a mën a xamal li nga xamante ni moom la ñuy séntu ci taw bu leelu weesoo tamit. am na leneen lu bees loo xamante ni dañ ko ci tàbbal mooy bis bu jot dinañ def benn communiqué pour wane ni fii lañ toll ci liggéey bi lii lañ ci jot a def ak lii lañ ci sont a def li des ak nawet bi di jeex incha allah. daje bii nga xamante ni tamit ñi ngi koy daje tey day dugg ci solo soosu dañoo bëgg fuñ ci mënti toll ginnaaw li président de la république son excellence Macky Sall sant ñu mooy nekk ci yitte waaye nekk. tamit ci soxla askan wi fu ñu ci toll wax leen fi ñu toll ak yéen ci liggéey bi liñ leen cee jot a defal waaye tamit li ci des ak fi nga xamante ni fànn yi nga xamante ni war nañ cee gën a def ay jéego di massaw bu baax ñi nga xamante ni ñoo nekk ci mbënd mi di leen xamal ni amul guddi amul bëccëg amul wenn waxtu woo xamante ni du dañuy toog di xalaat ak tamit di jël li nga xamante ni mooy doole état bi ak li mu war a àndal yépp ci taxawaay moo xam l'armée bi moo xam sapeur pompier moo xam police moo xam gendarmerie ñu boole loolu yëpp ngir indil leen ay woyof waaye tamit ay saafara ci loolu nga xam ni ñu ngi koy dund di jaale ak massawu bu baax ñi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakken di ñëwaat tuuti laata may daanal sama kaddu ci li nga xamante ni tamit mooy lu bees li ñu dugal ren ci plan Orsec bi mooy saa yuy taw wala ñuy waajal taw dinañ xamal nit ñi information yi nga xamante ni dina fexe dina leen gën a mën a yombal seen dem ak dikk waaye tamit dinañ leen wax li nga xamante ni mooy ay xalaat ak ay conseils yu ñu war a appliquer ba moytu yenn yi dama ciy joxe rek benn exemple saa yuy taw ci jamono yi ngeen di gis yenn taw yu metti yi dañ leen di wax na ngeen moytu corniche bi ndaxte xañ na boo leen fa jaaree dina indi difficulté ci dem beeg dikk bi wala na ngeen moytu benn partie ci autoroute bi waaye yamuñu ci loolu dañ ci boole police ak gendarmerie nga xam ne ñi ngi fii teew di directeur de la sécurité publique ak commandant de la légion ouest de la gendarmerie dañuy jël éléments yi nekk ci Dakar yëpp wala ñu ci ëpp wàcce leen ci circulation bi ngir gën a mën a baral dem beeg dikk bi gën a mën a tamit wax point yi nga xamante ni wala gox yi nga xamante ni am na ay jafe-jafe ñu yónni fa ñi ñu soxla ak li nga xamante ni ittewoo nañ ko fa ci ay policiers wala ci ay gendarme ñu fexe ba ñi war a def naka sa dul noonu ñu xàjji leen waaye ñi war a jaar ci yoon wi nga xamante ni fa la ñu war a jaar wala xëcc circulation bi ba mu gën a gaaw ñu def ko loolu mooy li nga xam ni bokk na ci lu bees ak innovation yi ñu indi dinaa bàyyi léegi sama naataango le ministre Serigne Mbaye Thiam mu def tamit déclaration liminaire ci wàll wi nga xamante ni moom la ko président de la république dénk bu ñu nappee déglu seen ay laaj indi ci ay tontu mën a woyal liggéey bi maa ngi leen di sant di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah. ci mbirum mbënd moom mbënd mën naa jógee ci taw mën naa jógee ci ndox muy ball ci suuf di yéeg mën naa jóge aussi ci dex goo xam ne kii dafa génn ci fi muy aw ba dugg ci kër yi donc looloo tax ci ministère de l'eau et de l'assainissement ñu topp aussi bés bu jot mën naa wax sax ñaari yoon gën gaa tuuti ñaari yoon ci bés bi fan la dexu Sénégal ak fan la dexu Gambie yem ci si ndox mi di yéeg léegi nag li ma mën a wax mooy fleuve Gambie commencement bi amoon nañu ay jàqare fële ci Kédougou waaye gis nañ ne ndox mi ngi commencé wàcc foofu ci fleuve Gambie
ci fleuve Sénégal fan yi passé gisoon nañ ne ndox mi yéeg na Matam waaye yéeg bi taxul mu yegg foo xam ne fii ëpp na dayoo bay dugg ci biir kër yi waaye ndox boobu yéegoon Matam léegi gis nañu mi ngi ñëw boori Podor Dagana ak Richard Toll ñu ngi koy topp donc waxtu wu nekk pour di su jaree ñu yëgal ko population yi pour ñu jël seen matukaay ndaxte xam ngeen ne mbënn moo xam ne moom dafa jógee ci dex goo xam ne gii dafa màbb dugg ci dëkk yi kenn mënu koo pomper parce que soo ko pomper da ngay pomper waat pour yóbbuwaat ci dex gi nga xam ne moom moo màbb donc loolu ñu ngi koy topp bés bu jot. waaye beneen bi nga xam ne moo am solo comme dañuy wax xeex mbënn mi ma wax rek ne xeex mbënn mi dafa nekk ñaari pàcc. da nga koy xeex ci loo xam ne lii def na fa ay jumtukaay yoo xam ne yi xëj na mbënd du am wala su ñëwee dana néew torop wala nga def ko ci anam boo xam ne bii xam nga ne fii mbënd dana fi am ndaxte benn espèce su xur la waaye jox nga jumtukaay brigade nationale des sapeurs pompiers armée bi ak ñeneen pour ñu mën cee liggéey. léegi nag ci ñaar yooyu yëpp gouvernement Sénégal daf ciy liggéey at yi passé bi nga xamee ne président 2012 gisoon nañu taw bu mucc ayib bu fi amoon maa ngi fàttali ne le 26 août 2012 ci la ñu am taw bi nga xam ne soo jëlee fanweeri at yi passé mooy taw bi gënoon a rëy mu nekkoon 160 millimètres taw bi ñu am le 5 mooy ñetteelu taw bi gën a rëy ci fanweeri at yi passé mu doon 131 millimètres ñaareelu taw bi gënoon a rëy ñu ngi ko amoon le 7 septembre 1996 mu nekkoon 140 millimètres 131 millimètres yi ñu am le 5 août mooy juróom benneeli taw bi gën a rëy depuis 1946 donc quand on retourne 76 ans en arrière la pluie du 5 août de 131 millimètres est la 6e pluie la plus importante que notre pays ait connue et la 3e pluie la plus importante depuis 1996 où j'ai rappelé les pluies qu'on avait donc loolu bi mu amee 2012 taw boobu bi mu amee président dafa jëloon ay mesures yooyu nga xam ne jëloon nañ ko ku wax sa diggante ak yàlla xam nga ne am na njeexital fële ci Ouest Foire ak ci zone CICES bi am na njeexital tamit ci rond point bi nga xam ne moo nekk ci diggante caisse de sécurité sociale ak maison du parti socialiste am na njeexital fële ci Dalifort nga xam ne ñoom dañ daan toog ay weer ci biir ndox mi am na njeexital tamit ci Médina Gounass ak Wakhinane Nimzatt même su fekkee ne am na ay quartier yu am ndox waaye ni dëkk bi yëpp ak kër yëpp daan nekkee ci ndox mi ay weer loolu dañ na fa am na njeexital tamit fële ci Bambey liggéey yi nga xam ne nag pour wax li nga xam ne moom la ñu def ci ñaari at yi passé rek liggéey yi ñu def ci Kër Massar dafa am plusieurs quartiers yi nga xam ne moom lañ doon traité fii mooy cité municipale Mame Dior Aïdou Madi Daaru Rahman sant yàlla santé daaw déjà képp koo xam ne kii def nga reportage ci quartier yooyu xam nga ne ñoom nekkuñu woon ci biir ndox mi yeneen quartier yi nekkoon ci biir ndox bi diir bi ñuy toog ci biir ndox bi wàññeeku na ndaxte comme def nañ fa ay canalisation brigade nationale des sapeurs pompiers suy pompé diir bi muy pompé dana wàññeeku kon quartier yooyu dañ leen mën a gaaw a génne ci ndox te loolu nag dafa am njeexital bu mu am ci population bi lu bari ñoom teg nañ ci seen bët waaye nag waxuñu ne département Kër Massar yëpp réglé nañ ko fa parce que am na beneen marché bu 11 milliards boo xam ne bii balaa taw bi commencé lañ ko démarré ak benn entreprise buy commencé di ko def loolu mooy traité quartier yi nga xam ne seen xur mi ngi jëm ci boori lac yi nekk vers le nord vers lac Mbëbës liggéey boobu ñu ngi koy def te su paree tamit dana am njeexital ci quartier yooyu fii ci Dakar ci loo xam ne lii def nañ ko ci ñaari at yi rek passé mooy benn buñ ci mën a mandargaal rek mooy li ñu def unité 15 des Parcelles Assainies def fa benn station de pompage boo xam ne bii ci mois de juin bi ñuy laata dugg ci nawet bi demoon naa seeti ko su fekkee ne sax am na jafe-jafe ci taw bu njëkk bi ndaxte pompe bi dafa yéex a déclenché waaye gis nañ ne yeneen taw yi nga xam ne am nañu doole sax foofu inondation amu fa bërki démb bi nga xamee ne fan yi passé bi nga xamee ne maa ngi dem fële Cambérène population seen bopp ñoo ñëw di gërëm président de la République di gërëm gouvernement bi ci li nga xam ne def nañ ko ci tali Ndiaga Mbaye fële ci Cambérène nga xam ne station de pompage bi fa nekkoon dañ faa yokk benn réseau gravitaire boo xam ne bii tax na ren ji mbënd amu fa maa ngi wax tamit loo xam ne lii
waa Kaffrine yi mën nañ koo seede mooy quartier bi ñuy yokk ci Kaffrine ñu koy wax Kaffrine 2 muy zone d'extension Kaffrine nga xam ne ndox mi da daan jóge ci beneen côté bi daal di dagg yoon bi dagg raay yi ñëw fekk si leen liggéey bi nga xam ne def nañ ko fa daaw tax na Kaffrine 2 ba fi ñuy wax nii benn inondation benn mbënd amu fa. ci biir Kaffrine aussi mooy quartier Diamaguène ONAS def na fa benn station de pompage boo xam ne bii dana tax taw bi suy ñëw ndox mi dañ koy yóbbu ci benn bassin bu mag bu ñu def foofu Kaffrine ci ginnaaw. fële ci Xaaxun tamit population yi fay dëkk xam nañ ne ñoom su tawaat ñoom ñëpp dañ daan génn seen kër ndox yi da daan yegg 1 mètre ci biir kër yi ci biir quartier bi waaye liggéey bi nga xam ne def nañ ko fa muy benn projet 13 milliards de francs CFA bu benn entreprise sénégalaise di def foofu di jël ndox mi di ko di ko dugal ci ay tuyaux di ko yóbbu fële ci li ñuy wax bande d'Aouzou ci boor yi ci sooy génn Kaolack gis nañ ne am na njeexital te ñoom amatuñu foofu ndox. léegi nag du ñu yem foofu parce que liggéey bi dañ koy continuer toujours li nga xam ne moom la ñuy def mooy li ma leen di wax Kër Massar projet 2 am na beneen projet bu mu fay liggéey di yóbbu ndox mi fële ci lac Mbëbës. Touba tamit daaw président bi nga xamee ne def na fa plan d'urgence diggee woon na fa ne dana fa indi liggéeyu 23 milliards liggéey boobu jox nañ ko entreprise ci 21 milliards 900 à peu près mooy commencé fi mu nekk nii. te liggéey boobu moo ñëw tegu ci 4 milliards yi nga xam ne daaw defoon na ko fële ci Kër Ñang dama koo fàtte ci résultat immédiat yi ñu am parce que ren ji Kër Ñang kenn déggu fa inondation kenn déggu ko fa ñu ngi ñaan yàlla mu bañ a am ndax liggéey boo xam ne bii def nañ ko fa. dañu continuer tamit liggéey bi ci zone de captage nee nañu ONAS mu def fa benn xayma. seet lan lañ fa war a def mais nag ay études yu sérieux lañ fa ay études yu am solo lañ fa war a def pour xam nan la ñuy yokkee capacité bassin zone de captage te suñu gisee ne kër yi daf koo wër ak nan la ñuy wàññee aussi ndox mi fay yegg si pour que sauvegarder yooyu loolu aussi liggéey la boo xam ne dañu ko def. beneen bi tamit mooy gis nañ ne lu bari mbënd yi li koy indi mooy comportement nit ñi ci saleté yi ñuy sànni ci mbedd mi. ak muru bassin yi ñuy toj wala dara wala fi nga xam ne nekk na yoonu ndox nga xam ne jamono bi nga xam ne bekkoor la ñu nekkoon nit ñi dëkk fa te ñu war ko libérer te loolu président joxe na ci ay ndigal pour ñu recenser zone yooyu yëpp lu ci jar ñu libérer ko dindi bàyyi te def na ko déjà ci benn bàyyi boo xam ne bii dindi na ko sax mu nekk ci zone boo xam ne bii kenn waru foon a tabax donc ci tënk rek loolu laa leen mënoon a wax ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey boole ko ak li nga xam ne moom la ministère de l'intérieur ak service su état yëpp di liggéey pour tax ba nga xam ne mbënn mi du indi jafe-jafe torop ci suñu réew jërëjëf